13 ans 2004 ba 2006 si lañ ma incorporé nag pour ma dem école militaire de Saint-Cyr. nga daal di dugg ci armée bi daal. waaw. ni ñu koy waxee sax da nga nekk dafa nekk loo bëggoon. passion la wala. waaw man nag dafa fekk ne man dama bokk. wala famille soldat. famille soldat du si sama papa sax la njëkkee. mais si samay maam. voilà samay maam ba mu ñëw ba si samay papa samay oncle samay cousin ba ci sama frère yi ñoom ñëpp tey ay borom tenue lañ donc armée nekk loo xamante ne tey dama ci judd màgge ci mais loolu taxul ma tànn ko man médecin laa bëggoon doon ba ma nekkee xale parce que dama mës a wax ni il faut ma dugg ci liggéey boo xamante ni luy jariñ doomu aadama la maanaam soulager ko ci ay métit moo tax nag ci biir jàng laa dem ba xam ne lii di wàllu science ay mathématiques ak yooyu xarañu ma ci maanaam wàllu lettre daal la ma yàlla gën a féetale si laa dem ba xam ne nag comme mënuma doon médecin bi ma bëggoon doon si laa ne comme je peux plus être médecin pour sauver des vies je décide de donner ma vie parce que dama jàpp ne du parce que sa papa dafa doon dara rek da nga ko war a topp ci loolu mu doon sans xam lan la donc passion armée foofu la juddoo si man. d'accord jugee nag si say maam ñëw ba ci sa papa mu ñëw ci yow ngeen nekk famille soldat. mais li capitaine Mamadou Dieye def nag bariwul ñu ko def wa illaa ñu ngi koy doog a gis fii ci li ñu fàttali nga xëy démissionné. ci armée bi. lan moo ko waral. waaw xam nga ñun suñu réew yàlla daf ñu may lu bari. mu nekk réew moo xamante ni am naa yaakaar ne fi ñu jaar ba fi ñu egsi tey ndam la pour képp koo xam ne sénégalais nga bu ñuy wax ci sa réew. parce que tey Afrique réew yi fi nekk yëngatu nañu ci anam bu nekk muy guerre civile muy coup d'état di leneen ak leneen. Sénégal nag am nu muy doxee mais noonu muy doxee ma jàpp ne xëy na njiit yi ñu am ci wàll yu bëri du ñu toog di saytu yoon boobu noonu ba mën a préparer yenn situation yu demee nii ba buy ñëw du leen bett armée laa nekk xëy na mais armée boobu ay doomu aadama ñoo fa nekk doomu aadama yooyu dafa am dund bu ñuy dund te ñu bëri umpale ko man ba may dugg armée dugguma woon pour salaire bi dugguma woon pour leneen dama duggoon pour ay conviction ak ay valeur ba ma demee ba gisuma ko ci biir ma xool tamit sama réew parce que am chance dox dem fu bëri xool Sénégalais yi ni ñuy dundee bind ci nag lu bëri ci wàllu économie ci wàllu politique ci wàllu projet de société ba ci wàllu sécurité moo tax bi ma demee ba ci biir ma xam ne yoon bi du continuer sama carrière loolu du yoon bi mais génn pour xeex pour askanu Sénégal. ok mais mon capitaine léegi nag démission boobu noonu ngay wax. condition de vie yi soldats yi di dund moo am injustice wala yow da nga généraliser ne sénégalais li ñuy dund nii moo dul yoon te bu ma toogee ci biir caserne yi du ma ko mën a xeex sénégalais yi la wala soldats yi. yëpp la tey armée dafa am nu muy doxee. xam nga dañuy wax grande muette bu ñu waxee grande muette ñu bëri dañuy jàpp ne militaire warul wax wala boog kuy sol tenue warul wax foofu la erreur bi nekk parce que. mot bi ci boppam benn récipient la rek léegi récipient bi dafa am nu ñu ko définir la grande muette ci boppam lenn rek moo koy définir secret nag buñ koy définir ñaari taxawaay rek la mën a taxawee secret dina nëbb loo xam ne bu ko nit ñi xamee mën na la indil jafe-jafe ci ni ngay doxee sa liggéey walla secret dana jéem a nëbb loo xamante ni bu ko nit ñi xamee fépp fu la tegoon ci fu baax walla lu yiw mën nañ ko dindi secret loolu kese la donc ci biir armée bi nag mu am façon dundin façon traitement bu ñuy teg doomu aadama yi bu tegul fenn ñu koy def di buntu xaataale ay nit di leen jaay doole te parce que armée la boo waxee armée rek ñëpp ragal mais armée biir Sénégal la bokk l'armée c'est une institution de la République donc armée nekkul loo xam ne c'est au-dessus des lois tant que nit mi ngi def li muy def rek te teg ko ci yoon am naa yaakaar ne warul ragal wala mu am loo xamante ni da koy daw te tey ñu xool réew mi nu muy doxee tey suñuy sœur suñuy papa ak suñuy yaay ak suñuy soxna ak suñuy doom ñoo nekk ci société bi te tey ñun ñëpp ñu am wareefu taxawu nit yooyu mu neex mu naqari man loolu ma dugal ci nit ñi. mais biir armée bi moom mënoo cee nekk nag di xeex ay injustice politique. mënta nekk dans la mesure où tey bu ñuy wax politique du dara lu dul yoon bi nga xamante ni moom la képp ku bëgg taxawal sa askan mën a jël loolu rek mooy politique. loolu moom mooy donc biir armée façon yëngu-yëngu boobu mënu fa am. moo tax bi ma demee tey ba mu leer ma ne yoon boobu noonu nekkul yoon bi baax pour taxaw li ma bëgg a taxawal dama summi sama tenue ba mu set teg ko dugg ci arène politique comme ñëpp
ci arène bi nga dugg politique. arène politique bi laa dugg comme ñëpp xam nga yeneen dëkk yi da ngay soldats yi jël ay armes ay ngànnaay yi song nit ñi man dama jàpp ne tey Sénégal ba ñu dalee politique ba tey ñi nekk ci arène politique bi ëppale wuñ ma diplôme du école lañ ma mën a jaay man tey école bi ma génnee ragal naa dootuñu ko publicité diplôme bi ma fa am xeetu jàng bi ma fa jàng waxuma kenn jàngu ko de mais xëy na ku duggul ci yoon boobu mënoo ko jàng donc tey politique buñ koy wax tey sécurité ci boppam moo ko ëmb donc yoon boobu noonu bu ma ci bëggee dugg soxlawul may indi fitna wala may wax lu ñaaw wala may wax lu bon mën naa ci dugg comme ñëpp samay mbokk compatriote laay waxal su fekkee mën naa leen convaincre ci xel ma convaincre leen ci xel su ma ko mënulee ma xam ne mënuma ko mais jarul fitna jarul coow. d'accord ñu des nag ci wàllum démission bi moo capitaine mais démission bi nag kilifa yi dañu jàpp ne ni nga ko defee du noonu te nag armée dafa am yoon wax nga la grande muette mais nag démission yi tamit mën nga ne ci service bu mel ni Zik FM xëy bind ne démissionné na mais armée boo démissionné ba pare tamit le chef suprême des armées tam da ngay xaar maanaam mu tontu la. mais ñun ni ñu déggee mooy yow xaaroo sax réponse am xëy rek dem toog sa kër ñu ne da nga déserté. waaw li nga wax moom am na solo trop moo tax tey ma am mbégte bi nga ma invité ci plateau bi parce que jar na ñu leeral lu bëri ci bopp nit ñi. xam nga wax naa sànq ne tey armée c'est une institution de la République donc ñun ñëpp tey loi ak règlement rek moo ñu tënk maanaam nit mënul tëb di wax lu ko neex. wala muy def lu ko neex loolu mënul nekk. man ba ma demee ba mu leer ma ni bëggatuma règlement militaire ci boppam moo ne lii ak lii ak lii la ma yoon may pour ma def ko ngir tàqali ko ak ñoom ci jàmm yoon yooyu yëpp ba ma fa awee texte bi moo ne tey képp ku bind ci ñun amul benn autorité militaire bu am droit téye papier boobu mën na ci def avis wam moo xam favorable la moo xam défavorable mais amul droit téye kayit boobu mais waxuma la sax téye sama kayit de ñaari demande yi ma njëkk bind dañ ko rejeté muy ñaari toor yoo xam ne man waxuma dara beneen demande bi nga xam ne moom laa mujjee bind muy demande de disponibilité mu dem ba ministre des forces armées signé mu dem état-major particulier du président ñu jël papier bi dugg ko ci tiroir. président jotu ko te autorité militaire yi du kenn ku la ciy woo ne la lan moo tax nga bëgg a bàyyi wala lan moo la metti wala lii ku nekk bureau lay toog jàpp ñaamuram kenn du wax dara ñu ne nag papier boobu boo ko soumettre 2 mois après autorité suprême war na joxe décision. mais bu ko jotul nag foofu nag la mbir mi nekk. lii nii xëy na man li ma wëlbatiku dugg ci politique moo tax sax coow li jóg mais lii je suis la dernière personne bu ñu ko def. yàgg nañ ci bund xataal ba après man boo bëggee ma jox la ay tur yow nit yoo xam ne ñi ngi fi bind seen démission bu leer naa ñi bind seen i papier soumettre ko ki ñu ko war a jox mais ñëppay toog di seetaan te kilifa du seetaan. kilifa buy seetaan ci réew mooy indi situation yi nga gis ni mais est-ce que mënoo woon topp tamit yoon bi rek topp yoon bi ba mu jeex comme ni nga waxee nii ci kaw bi ñu téye sa démission yooyu denc ko ci tiroir mais est-ce que boo waxoon noonu tamit l'autorité à qui de droit ki nga xam ne moom moo war a au finish du président de la République est-ce que kon du ko dégg. xam nga ñun armée dañuy wax voie hiérarchique maanaam yow yaay sama premier chef. li ma lay jox bu jógee ci yow ci kii la war a dem ba egg ci njiitu réew mi moo tax. yenn façon wax yi mënoo ko wax soumettre naa papier loolu la ma yoon may samay kilifa ñoo war a assumer seen responsabilité mais bu kilifa yooyu dawee seen responsabilité teg ci kenn ci ñoom du la woo ne la sa bët bi suufa ngi ci moo tax ba ma demee ba xam ne ñoom ci seen bopp jalgati nañ yoon dama jël samay bagage génn ba may génn tamit ma bind lettre bu leer naññi sama chef ne ko bu mu fi ñëwee ba tey lii ak lii moo xew tey nag dem naa ba xam ne bu ma demee ñibbi tamit coowee bëri mais du mujj fenn ma dem ñibbi bi ma demee ñibbi ma woo aide de camp du président expliquer ko situation bi yëpp. de la république moom ci boppam mu woo kilifa yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu chancellerie. aide de camp président de la république aide de camp colonel Maïssa Sélé Ndiaye bi mu wootee ñu ne ko kii de non seulement amuñu droit bloquer ay papiers mais demande yi mu def yëpp am na ci droit bu ñu bloquer ay papiers ñoo ko tooñ ma jógee foofu noonu dem ci procureur de la république. bi ma demee foofu fekkuma ko fa. Dakar le président tribunal fii nii. Bassirou Gueye. voilà bi ma demee ñu ne man nag nekk fi mais son substitut mi ngi foofu ma dem fa exposer ko problème bi. Seydi moom ci boppam mu ne ma moom de xam-xamam màccul ci affaire armée mais bu procureur ñëwee dina ko wax ba ñu laaj ma sama numéro ma jox leen ko ñu ne ma su ñëwee dina ma woo ba tey ba sànq ma jugee foofu
dem ci médiateur de la République. moom nag mu jël temps am franchement maa ngi koy remercier déglu ma jël preuve yépp jox ko ci laa dem. te balaa may quitter Sénégal aussi ñun Saint-Cyr dafa am benn association bu ñu tuddee la Saint-Cyrienne la Saint-Cyrienne boobu colonel Mbarek Diop ci la bokk sama ancien de l'école woo naa ko exposé ko problème bi mais ku nekk dafa def ni di seetaan ba ma demee nag ba xam ne buntu yi ma mënoon a jaar yépp ci wàllu loi ak règlement jaar naa fa ngir tàqali ko ak ñoom ci jàmm mënul nekk ñi ma am yaakaar ci ñoom te xam leen ma jaar ci ñoom ngir ñu wax ci pour mu sotti mënul nekk ma dem ak xeex ci ñoom loolu moo indi coow bii nii yëpp alors que lenn la woon loo xamante ni du dara mënoon nañu ko régler ci détail bu simple. mais et le ministre des forces armées nee nga mbir mi yegg na ci moom jaar na état-major ba yegg présidence de la république jot nga aide camp président tamit dara mais ministre bi yow jotoo mosoo jokkoo ak moom de. waaw ministre bi comme li may wax rek ministre bi bu ñu koy xool ci wàllu armée hiérarchie la maanaam man mënu ma tëb rek dem ci moom samay kilifa ñooy dem. bi nga demee ba buntu yee fatt quoi comme ni nga demee ci procureur dem ci. médiateur et cetera et cetera est-ce que moom mi nga xam ne tam moo ko affaire tamit yow sa hiérarchie. man de aw ma woon buntu pour dem ci moom jéem naa ko nag mais aw ma woon koo xamante ni mën naa fa jaar ba dem toog jàkkaarloog moom. ok voilà loolu moo tax def ma ko. loolu moo tax daal. mais ñoom moom fi ñu campé foofu lañ campé. waaw fi ñu campé lañ campé. maanaam daal voilà que man dama déserté. voilà alors que texte bi dafa yomb. xam nga kan moo déserté mooy ki nga xamante ni dafa yeewu suba teel jël bagage am dem yoonam. mais yow bind nga bindaat. bind naa ñetti yoon. mais kilifa gi nag moo la war a yeewi de. moom moo yor le dernier mot. voilà président de la léegi nag kilifa yooyu nga xam ne ñoo ma war a yeewi mais yoon dafa leen tënk ñoom tamit. donte ay autorité lañ mais ils sont pas au-dessus des lois. waa ji nee na moom bu fekkee ne bëggatul yoon lii la ko may def na li ko yoon may na autorité assumer seen responsabilité bu ñu assumer wulee seen responsabilité rek nañ dem ak ñoom si yoon te man si tànk yooyu laa na ko nag. mais lan moo tax nga ne da ngay démissionner ñu ne la doo dem. ah question boobu nag ragal naa ñoom lañ ko war a laaj. parce que man war nga ci am tuuti. xëy na man dama jàpp ne xëy na déception la si ñoom. parce que tamit mënoo jël nit un officier mu ñëw di liggéey ba 7 ans xëy na nit ñi. jàpp ne ku mën a yore armée ëllëg la wala ku mën a am yenn responsabilité ci institution boobu mu yow suba teel na day bàyyi xëy na loolu mën na nekk déception ci ñoom frustration loolu mën naa ko comprendre voilà mais am naa yaakaar aussi ne que nit bu nekkee ci barab di liggéey yow xëy bëgg wan ginnaaw barab boobu kilifa yi tamit war nañu saytu lan moo tax kooku noonu bëgg dem loolu mooy taxawaay bi nga xamante ni moom la kilifa war a am ci sama xalaat bu gàtt. d'accord mais est-ce que tamit xawuñ la jàppee entre guillemets un danger public koo xamante ni dafa un capitaine xam nga Yaya Jammeh sax nee na ñu muy jël nguur ga fële capitaine xëy fii démissionné et puis bon wane ci tamit yenn détermination yi quoi yow démissionné woo toog mais da nga ne dama démissionné parce que dëkk bi dafa am injustice dañ ko war a jubanti xam nga tey bu ñu la jàppee danger public doo nangu wala waaw xam nga lu nekk rek comme li may wax tant que nit ki moom dégguñu ko mu wax rek wala mu wane jikko boo xamante ni xëy na mën nañ ko jàppee menace boobu noonu. man am naa yaakaar ne warul am dara loo xamante ni mën naa ko ci tiit man comme li ma wax armée laa nekkoon def naa formation bi jiite naa ay nit si yenn situation donc xam naa lan la bu fekkoon ne dëgg-dëgg danger public boobu dama ko doon du ma xeex li ma xeex nii yëpp pour démissionner gànnaay laay jël wala ma jéem a monter ay nit pour def daal. mais comme li ma wax Sénégal ñun am nañu sutura boo xam ne mën nañ ko bàkkoo ñu ñëpp te principe républicain boobu nga xam ne lépp lu ñuy def ci démocratie lañ koy def am naa yaakaar ne kenn waru cee ñaaw man de bëgguma cee ñaaw waaw comme sama réew la am naa droit représenter ko feneen fu dul armée te loolu tant que man koy def ci li nga xam ne yoon moo ma ko may rek am naa yaakaar ne warul am dara lu ñaaw wala lu tilim détermination bi ma ci àndal nag mooy tey mbir dina nekk di yëngatu di dox ñu ciy def ay ñaawteef di ci noot ay nit di ci tilimal ay nit mais dina am fu mu yem man nag ba ma demee ba ñëw ci sama kaa sàccu ma fenu ma waxuma lu bon def ma ko bu dee rek parce que ay autorité lañ moo tax ñu bëgg taxaw sama kanam man dinaa taxaw seen kanam tamit amul lu ma ci ragal loolu nag moo tiital nit ñi xam nga un capitaine bu taxaw ne 15 jours laa leen may wala lii bu dee dama juum wala bu dee dama def bon bu leen neexee ngeen sanctionné parce que loi mi ngi fi mais su dee defuma dara nag soo leen ma bëggee def lu deful bu boobaa nag moom dinaa waaw xam nga dañoo nekk ci réew moo xam ne tey dañoo ne ñu bëri dañu jàpp ne dara mënu fi am
waaye tey loolu li ko dugal ci xelu doomu aadama yu bëri maanaam sénégalais yu bëri. ñun dañu am ay kilifa diine yoo xam ne tey dafa am dayoo bu ñu am mais dayoo boobu dëgg-dëgg lan moo tax ñu am ko xam-xam ak dëgg yaakaar naa ne kenn si ñoom ci histoire am wootewul fitna wala muy bundu xataal nit wala muy wax yu ñaaw wala wax yu bon ci xam-xam ak dëgg rek lañ ko amee. donc bu ñu demee tey ba Sénégal ñu bëgg ko jiitee njuuj njaaj tappale fen ak sos dëkk bi mënul am jàmm mënta nekk. ah bon ay kilifa dañuy taxawal li nga xamante ne tey mooy autorité jëmmal ko. buñ ko deful nag ñaawteef mën na am dëkk yi fi am yëpp ay doomu aadama rek a fa dëkk mais nit ñi dañuy dem ba sës ba ñëkk dem nag dugg ci loo xamante ni mënoon na ñàkk te kon Sénégal bu fekkee ne dañu bëgg jàmm ji ñu am ñu continuer ko nañu bàyyi ni suñu kilifa yi di doxalee te heure bi jot na tamit pour ñoom ñu xam ne dëkk bi moomuñu ko bu dee dafa am ñoo xamante ne xëy na dañuy yëngu ak ñoom ci politique suñu leen bëggee éliminer politiquement nañ leen éliminer politiquement tey am na ñoo xam ne éliminer nañ leen si esprit wu ñi wala éliminer wuñ leen si esprit wu ñi parce que dañoo takk ci lii wala ñu takk ci lii man takkuma ci leen man armée laa nekkoon. armée nga nekkoon mais dañoo jàpp ne da nga fauté. waaw faute boobu noonu moo tax man xam nga nit faut pas être un lâche man j'aime bien le dire nit ki li nga def tey na nga assumer ne yow yaa ko def. yow fauté woo. man de si sama xalaat bu gàtt moo tax man ne leen bu dee dafa am lu ma def nañ ma ne Mamadou Dieye yow yaa def li buñ ma ko signifié lee rek coow du bëri. man maay dem dugal sama boobu kaso bu ma kenn yërëm nit doo dugg ci mbir ay doomu aadama di la ci topp yaakaar ne yaa ngi ci dëgg yow nga leen di dugal ci lu ñu xamul loolu ku responsable du ko def donc bu fekkee dafa am lu ma def ñoom nañ ma woo ne ma yow yaa def lii ma xam ne lii dëgg-dëgg man maa ko def su dee defoo dara bu dee def ma dara nag nañ ma bàyyi je suis un citoyen sénégalais j'ai le droit de représenter mon pays loolu ragal naa fitna waru ci am xuloo waru ci am xeex waru ci am mais est-ce que capitaine yenn saa itam waxam duy xaw a dëgër daal mel ni kuy menacé waate. waaw xam nga tey man du ma taxaw jàkkaarloog samay compatriotes maanaam samay mbokk sénégalais man am na ay waajur. non waxuma sénégalais. waaw mais envers les autorités kilifa yi comme ni ngay. waaw xam nga doole lañ ñëwee man tamit doole laa dem ak ñoom parce que fi ma war a jaar yëpp doo ma fa jaar. te comme li ma ba léegi nii kilifa yi ñu doon amu ci kenn si ñoom koo xamante ni ñëw na ne ma waa mais yow lan mooy sa problème lan moo xew te lii xew yëpp ñoom xam nañ ko parce que ñoo ko orchestré ba mu egsi fii lépp ñoom ñoo ko manigancé ba mu egsi fii parce que yàgg nañ ko def ay nit comme li ma la wax boo bëggee man ma jox la ay tur. grande muette mais dañuy def affaire yoo xamante ne setul jubul jaaduwul loolu mooy dëgg. ko def ay politiciens wala ay militaires. non ay militaires ñu nekk biir armée. ah bon dégg nga caporal Ousseynou Fall muy wax. waaw li mu wax noonu dañ ko def tëbul tëb rek parce que daf ko neex muy wax lu ko neex loolu bokkul dara ak ay révéler secret d'état yi kenn xamul man su ma bëggoon wax lu bon ci armée wax naa ko démb tey ñëw am naa opportunité bi bu yàgg mais lan la may indil secret boo xamante ni tey da nga koy wax muy tasum réew loo koy waxee tey jàng nañ ñun xam nañ lan mooy secret d'état moo tax sànq ma définir la grande muette mooy lan coow lay fi nekk nii rek nit ñi di wax mais man du ma toog fii man Mamadou Dieye li ma xam yépp tey ma taxaw naan non armée lii lan la may indil man bind naa livre boo xamante ne tey la grande muette la tudd parce que dama jàpp ne képp koo xam ne def nga formation ba ñu lijaasaal la ci benn domaine bu ñu yeewoo xëy dénk la mbir boo fa defee 6 mois war nga bind war nga taalif loo xam ne képp ku gis dina xam ne kii kat mi ngi ci liggéey waaye xam na li muy liggéey lan la te boobu du wax lu ñaaw du wax lu bon mais ne man de fi ñu ma employé ma fiy liggéey nii lay doxee te bu ñu bëggee mu gën a baax nii lañ ko war a defee. ok mais livre boobu ba ma ko bindee. bàyyi spécialiste sécurité gis ko fi ma ko waroon publier dañ ma ne li nga wax fii de amul dara lu ñaaw waaye tey boo ko publier ña nga xam ne dañ leen engagé Casamance mën na leen jural ay jafe-jafe livre boobu laa ci génne parce que def ma ko woon pour yàq wala pour kii dama ko defoon rek pour mu baax. nga teg ci suuf. d'accord mon capitaine dañ dem publicité dellu si waat. microbe yaa ngi fépp te kenn mënu leen gis saa bu ñu joxee loxo di nuyoo mbaa ñu laal ay objet wala sax lekk yu ñuy jënd ci mbedd bi yenn saay nag ndox ak saabu ngir raxas suñuy loxo du ñu jege heureusement am nañu Cetigel
benn goutte rekk lépp set soxlawul raxas taamu leen tey di jëfandikoo Citigel. Citigel gel désinfectant antibactérien la di dindi ba ci 99% microbe yi bët mënula gis. Citigel dafa pratique ak butéelam boobu ànd ak pompe bi. Citigel dina la garantir loxo yu set te sell ci situation ba mu mën ci doon. Citigel pur et propre. ginnaaw publicité ba nag mbokk yi ñu dellu si waat ak capitaine Mamadou Dieye moo capitaine ñu dellu si waat rek nag ci lu jëm ci wàllum démission bi ba léegi ni leen nag parce que sénégalais yi moom am na ci ñenn ñoo xam ni ba ci autorité sax dañ jàpp ne est-ce que nekkul ne dafa am ay politique yu nekk ci ginnaaw capitaine bi parce que dégg nañ sax ne daje nga fekk ñaari ancien premier ministre yoo xam ni ñu ngi ci opposition bi à Paris muy Idrissa Seck ak Abdoul Mbaye gis naa benn interview am benn responsable APR bu ko wax benn journal. waaw xam nga mbir moom bu jugee ku nekk yow li nga ci dégg li nga ci for rek loolu ngay commentaire waaye man amul kenn ku nekk sama ginnaaw man ba may génn armée dama génn man ci samay conviction bopp politique man dama ko yàgg bëgg parce que dama jàpp ne ci réew amul kenn koo xamante ni génn nga politique ñëpp ay politique am na ñoo xam ne nag terme bi existé na ñu ne ñoom ils sont apolitiques waaye politique tey ci tubaab dala naan c'est l'art de gérer la cité mais politique du dara lu dul tey man Mamadou Dieye juddu naa si lalu hôpital ñëpp ñi ko dégg dañuy ñëw seet si ma ñii dañ lay indil yére ñii indil la xaalis ñii ñëw seet si la pour xool ndax yaa ngi am jàmm yow ak sa yaay loolu noonu ñuy def lu rafet la mais lu rafet li nga séq ak benn ñaar ñetti nit loolu lu ñuy sàmm la donc dañuy xool ki nga xamante ni moo gën a mën a sàmm lu rafet loolu ñu jox ko pour njëriñu ñëpp politique mi ngi noonu tey bu ñu nee xalif général des mourides du ay fo bu ñu nee président de la république du ay fo parce que c'est le destin de millions de sénégalais ñu jël ko dénk ko benn nit ci benn laps de temps donc loolu du ay fo donc man dama ko yàgg a bëgg dama doon wax ne que bu ma defee sama carrière ba pare dinaa ci dugg léegi nag ci dugg boobu noonu ma commencé di ci wax ak ay nit di ci wax ak ay nit di ci wax ak ay nit ba tey daje ki nga xamante ni mooy ancien premier ministre Abdoul Mbaye kon daje ngeen. dajante nañ Paris. kon loolu dëgg la voilà non loolu dëgg la loolu moom du ay sos dajante nañ ñu daje waxtaan voilà mu jox ma ay conseils parce que moom tam dafa jàpp ne li ma def comme li nga wax du loo xamante ni lu ñu tàmm gis la te xëy na nit bu demee ba def ko xëy na conviction moo tax mu def ko donc ñu daje si anam boobu la ñu daje waxtaan. Idrissa Seck tam ci anam Idrissa Seck moom gisante wuñu voilà dañ ma naroon booleeg moom mais loolu gisante wuñu mosuñu gisante man ak moom. mosoo leen gisante. voilà mosuñu gisante. d'accord kon kooku rek nga fi gis. voilà kooku laa fi gisante. mais yow léegi sa engagement politique bii nga jël nii moom da ngay dem di def coalition ànd ak ay nit wala Mamadou Dieye capitaine daal moom daal dafa nar a xàcc daal yoonu boppam comme ni ñoom Idrissa Seck def rek ak ñoom Malick Gakou. waaw lu ci mënti am xam nga mbir moom boo ko bokkee ak ay nit mënoo tëb rek prononcé wu. kon da nga ko bokk ak ay nit. waaw dama bokk ak ay nit yu bëri. baa du ay soldat rek. non duñu ay soldat parce que man moom même bu fekkee ne dañuy déglu sax message yu bëri yu ma def ci WhatsApp bi damay ne soldat si du ñoom ñooy fal civil yi ñooy fal man civil yi laa wax. mais dañuy voté de léegi ñu ngi voté. waaw mën nañ voté waaye tey même bu ñu doon natt seen vote sax ci lu mel ni présidentiel am naa yaakaar ne pourcentage bi bëriwul donc Sénégal civil yi ci boppam ñooy fal soldat si base rek laa leen jàppee maanaam tey bu ñu waxee capitaine Mamadou Dieye ñi ma xam dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dund nañ ak man donc ñoo mën a seede si man mais xëy na civil yi jotaguñu xam man maay kan réellement xëy na ba mën a xam personnage bi lan la ak lan moom ma motiver pour lii wala pour lii. waaw mais nit ñi ngay àndal nag xam naa ne moom tam dem nga bañ ñoo jox ay tur wala dañuy jox ay quelque. waaw ñooñu mënaguma fësal seen identité. waaye daal xam naa ne ay nit la ñoo xam ne toog naa ak ñoom. exposer leen sama projet de société. parce que soldat baax na tey ma nekk capitaine armée yooyu yëpp c'est bien mais du loolu moo war a tax tey ma dugg ci politique. du parce que dama démissionné tamit moo war a tax ma dugg ci politique. mais tey boo demee ci loo xamante ne dafa mel ni wàllu réew da ngay teg projet de société boo xam ne borom xel bu ko gis. dina nangu ne ah kii kat li muy wax ni xëy na buñ ci toppee mën nañu jëlee fii yóbbuñu fi. d'accord mais moo capitaine kon yow jàpp nga ne ñoom président Macky Sall ak le régime bi fi nekk nii lii baaxul dañ leen fi war a jëlee 2019. waaw xam nga réew mu nekk. buy dox dafa baax parfois ñu def li ñuy wax analyse ñu analyser système bi ci boppam. tey
du président Macky Sall wala Ablaye Wade wala keneen ñun amuñu problème mu nit. mais problème mu système la ñu am. mais système bi ñoom ñoo ko incarné de. waaw ñoo fi nekk système bi ñoo ko incarné. moo tax dañuy dem ba toll foo xamante ni day wane ay limitam moo tax tey ngay gis phénomène yi ngay gis nii yëpp ci société bi tey bu ñu demee ba ku mel ni Ousmane Sonko démissionné am na lu tax bu ñu demee ba juge dem démissionné am na lu tax bu ñu demee ba capitaine u armée démissionné am na lu tax ñuy doxee système yoo xamante ni du benn boo xamante ni nit ku ñu la ko xalaat ay socialisme ak libéralisme ak yooyu yëpp dañ ko jël rek dëpp ko ci suñu société mu wute trop ak suñuy réalité te nag ku xeeb sa xel xeeb sa xalaat xeeb sa askan loolu moo ñu daal. loolu ngeen fi bëgg a jëlee. loolu lañ fi bëgg a jëlee donc du nit ki ñun nit ki amuñu. d'accord mais du nit ki mais Macky Sall moom moo jiite instant bi système bi. système boobu noonu nag waaw boo leen di faxas moom day demal. ñoom ñëpp la ñuy yóbbu voilà ñoom kay actuellement nii. nañ nangu jël avance bi rek. combat 2019 bi moom non du yomb. combat du siècle lay doon. ah bon xam naa ba arbitre bi sifflé moom ardo sax du ci am place. bu ñu leen tëggalee mbot dañuy génn saako yi. na gaa yi pare rek. ah ñoom ñii di wax naan premier tour ñu lem gaa yi. xoola loolu wax la rek mais ñun li leer ba leer mooy ñëw nañ jël avance bi rek ñu pare ñun pare rek. non ñoom kay am nañu xaalis. loolu du dara xam nga tey sénégalais yeewu nañ dafuñ jëne jàppale te tey gis nga dama lay jox exemple si système yi may wax noonu xam nga wax naa fi waxu socialisme libéralisme yooyu xëy na après dinaa ci gën a xuus sax wala même bu dul émission bi di beneen émission pour nit ñi gën a comprendre tey dafa am lu ñuy wax li ma wax man boog l'opposition ou la contradiction des origines boo jëlee plan Sénégal émergent ñi ko bind ay borom xam-xam lañ mais théorie bi ci boppam ay chimistes anglais ñoo ko initié donc c'est l'interaction de plusieurs choses qui produit un résultat léegi gis nga origine théorie boobu réalité bam ak ñun suñu réalité dëkk ñu boole ñaari réalité yi dëpp leen xam nga conséquence bi lan la mooy tey nga gis président boo xamante ni dafa ñëw ne moom plan Sénégal émergent nga gis ay bâtiment ak ay taleeg ay gratte-ciel di fël fu nekk mais population baa ngi ni lekk ñu naanuñu te lii du loo xamante ne da nga koy wax pour critiquer da ngay dugg ci biir askan wi nga gis ko donc genre situation yu mel nii moo tax tey ñu xam ne ah ñoom ñuy wax taux de croissance 7,2%. waaw xam nga ñaa ngi affaire baa ngi dox. macha allah ba pare te bourse familiale yi fekk ñoo xam ne mosuñu xam luy 25000 nga ne leen année bi di nga am 100000. kon boo bëggee wax ne affaire bi doxul tamit. waaw xam nga politique lan moo ko jur. politique économie moo ko jur. économie xam nga lu ko jur géographie gis nga Sénégal fi mu positionné wu sur la carte du monde Mamadou Dieye defu ko Macky Sall defu ko yàlla moo bindee noonu. gis nga positionnement boobu dafa am ay intérêt yu ciy juddu maanaam tey Sénégal ni mu nekkee corne de l'Afrique ouverture bi ñu am ci océan Atlantique dafa am ay avantages yu bari yu ñuy jox donc ci wàllu koom-koom effectivement bu ñu waxee 6% 7% croissance économique mais loolu nañu leeral Sénégalais yi luy croissance économique rek gis nga croissance économique boobu dañoo nekk ci benn système libéral boo xamante ni lépp lu fi juddu ci intérêt tubaab yi ne ko fuuf yóbbu du feeñ ci Sénégalais yi parce que bu ñuy wax croissance économique muy luy judd ci mbir mais loolu di judd ci mbir te da nga war a xool Mamadou Dieye si ni muy solo si li muy lekk si ni muy dundee nga ne ah croissance économique bi am na. mais tey ñun suñu xaalis bi kan moo ko yóbbu xoolal entreprise tubaab yi si biir dëkk bi lépp dem na PIB yi ñuy wax nii PIB pour mu am effet ci population entreprise nationale yi la ñuy dooleel. mais depuis le régime de Abdou Diouf on a libéralisé le bien commun looloo yi sànq Sénégalais yi fu mu toll nii. yaa ngi gis enseignants yi di grève conséquence su choix yoo xamante ni c'était dans le régime socialiste la. moo wàcc bëri Macky deful dara bu dee dañuy wax dëgg rek il n'a rien fait moom il est en train de ramasser les conséquences de mauvais choix politiques de ses prédécesseurs loolu mooy la réalité. voilà donc c'est bien plan Sénégal émergent tout ça c'est bien. mais tey nañu xool Sénégalais yi rek. lu tax yëngaloo woon jamonoy Ablaye Wade bàyyi ba Macky xanaa Macky moom il a touché le fond. Ablaye Wade 2000 la ñëw. waaw Ablaye Wade bi muy ñëw man maa ngi woon seconde laa nekkoon donc man maa ngi dem école militaire 2006 voilà 2006 ba 2010 si laay doog a pare ñibbisi donc bi ñuy def élection présidentielle 2012 boobu man lieutenant laa woon maa ngi woon Sédhiou. waaw Ablaye Wade moom mais taxul nga ne système bi na fi jóge waaw même bu dee sax yaa ngi doon doog a jóge mbàngoo tam taxul nga def dara. waaw boobu maa ngi doog a dugg ci àll Casamance bi moom boo nekkoon sama premier engagement parce que bi ma ñëwee 2010 ba janvier 2012 boobu maa ngi woon Saint-Louis donc maa ngi xool di étudier sama dëkk parce que boobu dem naa jàng ba ñëw mais boo duggee ci système da ngay jël sa temps nga xool système boobu
munoo ñëw ne salaamaaleykum rek commencé yooxu nit yi mais da ngay toog nga xool. mais capitaine yow dafa mel ni amour bi nga amoon ci politique. bu yàgg ba. bi nga duggee ci armée bi tam dafa mel ni yow da nga demoon ci armée bi pour entre guillemets espionner. état parce que ni ngay expliquer nii dafa mel ni yow yàgg na bi nga ne man système bi naa ko fi jëlee. xëy na du ma ne yàgg na système bi dinaa ko fi jëlee waaye comme li ma wax rek taxaw si tànku jëmmal lépp loo xam ne sama intérêt réew la te loolu du ci armée rek lay am moo tax bi ma ñëwee armée dafa nekk beneen xeetu boîte rek boo xamante ni nit ki mën na ci jàng lu bëri. mais pourquoi 2018. pourquoi 2018 parce que heure boobu la jot dama dem ba xam ne tey dem naa ba egg ci responsabilité limite bi nga xamante ni tey mënatuma ko dépasser bu ma ko dépassé woon continuer ci armée rek sama intérêt bopp laay topp. tey am na benn détail boo xam ne c'est important man bàyyiwuma armée parce que dama jote ak nit bàyyiwuma armée parce que dama am problème carrière loolu c'est important xam nga tey boo duggee ci mbir sur la base d'une frustration maanaam tey bu fekkoon dañ ma tooñ wala ma subir benn injustice su may ñëw da ngay ñëwee ak mer ak xadar kenn def ma dara dama toog ba xam ne fii tey jot na ay nit jëmmal loo xamante ni luy jariñ seen réew la si neneen mu bokkul ak li xew nii ñu koy gis. mais ñooñu moom tuddoo seen tur dafa am ay homme d'affaires. am na ay politique. maanaam ñi ma àndal. oui am na ay politique. ñëpp a ngi ci biir. ay homme d'affaires. ñëpp a ngi ci biir bu heure bi jotee rek gars yi dinañ gis ñoom ñëpp ñu génn voilà. ak waa société civile. société civile ñëpp a ngi ci biir. voilà dem naa daal wax ak ay nit ci loo xamante ni du kii armée la jógee capitaine la yooyu amul solo. voilà tey armée profession la comme santé comme médecine comme leneen. mais est-ce que xaajoo armée bi ñaar léeg-léeg nga dégg ñenn ñi ne pourtant booy moom lañ àndal mais hiérarchie bi ci kaw moom li waaw xam nga tey nee na ñaari ginaar sax bu ñu taxawoon fii. commencé kii yow di nga ñëw am foo féete. donc loolu dama jàpp ne mbiru nit la am na ñoo xamante ni jàpp nañ ne li may def nii dëgg la xëy na am na ñoo xamante ni aussi dañoo jàpp ne safaan la loolu man mënu ma ko bañ l'essentiel comme li may wax rek bu ma wax loo xamante ni waruma ko wax wala ma def loo xam ne waruma ko def tant que maa ngi def loo xamante ni daal si yoon la nekk fépp fu ay nit di daje comme li ñuy wax agrégation de vie humaine y a des amitiés y a des inimitiés donc ñenn ñi dañ lay soutenir mais ñenn ñi aussi xëy na dañoo jàpp ne xamoo li ngay def. wala que nga juum. mais moo capitaine wax nga ba tudd sànq Casamance. est-ce que moom it nekkul ne système moo tax affaire bi nekk fa ba tey. waaw 82 ba léegi. waaw bokk na ci waaye Casamance tamit lu fa gën a indi problème politique bokk na ci. politique waaw ngàcce gàllaama armée sénégalaise bu doon armée kese Casamance heure bi jeex na bu yàgg waaye politique daf ci lalu waaw maanaam dafa am ñu ci wut xaalis wala. lépp a ngi ci tey lu bëri Sénégal xam nga yow yaa ngi may xooxu Casamance mais tey enseignement politique nga ko yàq université politique nga ko yàq santé politique nga ko yàq Sénégal lépp politique nga ko paralysé politique boobu noonu dafa am fu mu war a yam mais am na foo xamante ni waru fa joox bu fa jooxee rek musiba mën na am te loolu noonu nag tey bokk na 82 ñun Casamance ba muy commencé juddooguñu ñun ñu juddu def jàng ba formation ba ñëw dugg ci biir loolu noonu bu fekkoon ne dëgg-dëgg dañu bàyyi armée mu def liggéeyam kon Casamance heure bi leneen la ñuy wax nit ñaa ngi seen jàmm di dund seen jàmm. ok Casamance nga ne juddoo go woon 82. kon yow ban année nga judd. man 83 laa judd. 83 ok capitaine. mais ñu des ci wàllum armée. am na lu xew temps yii passé université Gaston Berger. légitime défense léegi nag dañu gis. soldats itam ak gendarme yi ba ci policiers yi léeg-léeg ñu am problème de gars yi riir wutali leen boo riposté moom dugg kaso boo riposté wul dee affaire bi waaw yooyu noonu yëpp tamit dafa baax kilifa yi si boppam comme li ma doon wax rek responsabilité dans un pays xam nga tey man si sama xalaat bu gàtt yenn situation yi boo amee ba nit ñàkk ci bakkanam wala nit gaañu ci kenn waru ci def genre récupération politique voilà mais man dama am yaakaar ne université balaa ñu fay yabal policier wala gendarme na kilifa yi ci boppam assumer seen responsabilité parce que président de la république wala ministre de l'éducation man tey bu may yeewu woon lire ne étudiants yaa ngi manifester ndax fayeekuñu mais lan moo tax man en tant que président de la république du ma dem université wala kilifa yi nga xamante ni tey ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu université boobu man ne demee lan moo xew qu'est-ce qui fait que tey étudiants yeewu suba teel ne dañuy manifester lan moo leen metti parce que ay doomu réew mi leen mais tey da ngay gis ne comme li ma wax rek kilifa yi dañuy toog di seetaan comme si sa dossier ba musiba am nag léegi ku nekk di daw
d'accord mais capitaine ñi nga àndal moom mënoo tudd seen tur ba tey da ngay soutenir kenn ci ñoom pour ne nga xeex bi moom day am moom bu yeboo ñuy jël avance 2019. wala yow sa bopp yow la ñuy ngemb yaay doon mbër. man daal pare naa. pour doon mbër wala da nga am mbër mooy ngemb yow. pare naa pour doon mbër. ah bon 2019 non ñun pare nañ si anam yëpp. non ñun ak man. waaw xam nga man Mamadou Dieye. waaw même su fekkee ne dama nekk leader. waaw mais dafa am ñu bëri ñu ma àndal. mais ñooñu noonu ci biir wax ji. il faut nga boole nañ ci. waaw non boole nga leen ci kay ñin kay waaw ñin kay. mais man moom je suis le leader. et je suis prêt pour 2019. pour 2019 comme mu nekk loo xamante ni. candidat élection présidentielle. d'accord mais sa famille. sa famille ci affaire bi ñuy doog a jël waxuñu woon bàyyi lii. comme le font les Sénégalais rek. waaw xam nga famille moom loo mën a deret dafa fort. wayjur la. voilà donc may profité tam ci émission bi di leen baalu àq. voilà devant tout le peuple sénégalais. parce que yenn situation yi yombul nit di ko dund. c'est pas évident. muy sama wayjur muy samay frère muy ñoom ñëpp ñi nga xamante ni tey takk nañ ci man. waxuma sax ñi ma bokkal deret mais même ñi ma bokkalul deret am na ñoo xamante ni sonn nañ ci façon sonn bu nekk. voilà donc ci côté boobu noonu. man li ma am pour wax rek mooy sama famille li may def nii ñaanal nañ ma si ànd nañ ci ak man awma ci benn jaxasoo ak ñoom. mais commencement bi est-ce que àndoon nañ ci xanaa da ngaa dem ba convaincre. non man comme li ma wax rek nit lépp looy dugg am nga kilifa am nga wayjur man woo naa samay wayjur ne leen man de gannaaw armée bi ma nekkoon jóge naa fa. léegi nag dama bëgg dugg ci lii ñu ñaanal ma def li may def. d'accord. dernier mot bi nag ñu tàggatoo. waaw en tout cas li ma am pour wax mooy ñun suñu réew jàmm lañ xam te jàmm lañ bëgg tamit mu am ci réew mi man juguma pour indi fitna juguma pour wax bu ñaaw donc may ñaan ñëpp rek ñu dalal seen xel. mais sa dossier bi jeexagul de c'est pas encore classé. man de raje nañ ma nit ki nag bu ñu nee raje nañ ko je pense que dara desatu ci. voilà kilifa dàq nañ la ci armée bi dàq nañ ma. voilà kilifa armée yi ñoom ñoo war a jël seeni responsabilité pour wax la dem nañ tax ba ni man ba ma jugee Bignona dama dem di liggéey Saly colonel Abdoul Ndiaye Dirpa loolu la wax man de Saly mosuma fa teg tànk di fa liggéey xanaa ñu dem laajte fan laa doon liggéeyoo kan moo ma signé contrat ak ñaata talaa fa def mosuma fa liggéey. sa sécurité nag yaa ngi koy bàyyi xel bu baax. sama sécurité waaw maa koy bàyyi xel bu baax. waaw donc maa ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ni ba ma commencé ba tey ñu ngi may soutenir nit national et international panel yi existé yëpp. tam maa ngi leen di remercier. mon capitaine. merci mon capitaine. mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak capitaine Mamadou Dieye di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah. Sen TV, bienvenue chez vous. asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fekk si leen fii ci place Gabar Rufisque ci suñu première remise promo Ramadan ñu ànd ci ak vidéo bi nga xamante ne daa gën a